ci turu Baay bi ak doom ji ak Xel mu sell mi amiin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak Xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunia Vision maa ngi leen di nuyu di leen yéene jàmm ak lépp lu baax. nañu émission bi gën a jegeñal fa Yàlla di ko may ndam li mu yelloo. lu jiitu tey mooy fukkeelu dibéer ak juróom-ñeent ci atum C. ci l'évangile bi dinañu taseek Yeesu ci yoon wi mu fas yéene dem Yerusalem. moom xam na bu baax lu ko fa nara dal. njiite diine yawut ya dinañu ko jàpp ate ko waaw ate ko dee sax reylu ko. loolu lañu war a fàttaliku ngir jàpp diisaayu kàddu yi muy wax ci l'évangile tey bi. nii lay ubbee ndiggal yi muy jottali àndandoom yu jege yi. yéen suma gettu gu ndaw gi bul leen ragal ndege neex na seen Baay mu may leen nguuram. dina ci yokk yeneen kàddu ngir ñu tàkk seen fit ci kanamu jafe-jafe ya ñu nara jànkoonteel. ñu nit nañu déglu Yeesu mi ñu bëgg a sawarloo. ci ñaareelu wàll wi dinañu wéyal suñu jàngale mi jëm ci ñaanuk Yeesu, la prière à Jésus. mu ngi ci suñu buntu xol ngir gën a xaritook ñun saa su nekk. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 33. borom bi dafa ñu sopp ci suñuy waxtuy baneex ak ci suñuy waxtuy nakar. loolu tax ñu teg suñu yaakaar jépp ci moom doonte sax naqar wu rëy dal léeg-léeg ci suñu kaw. wala bu mujj wi sumay mbokk yi dinañu wéya seetaanaat jàngale ma ñu mësa jagleel bataaxal ba Pape François jëkka yónni jàngu bi bépp, son premier encyclique Lumen Fidei, leeruk ngëm gi. la mu fa bind mën naa dundal ak xóotal suñu ngëm. nañu ci bàyyi xel. l'évangile Yeesu Krista ba Luk mu sell mi bind. ca jamono jooja Yeesu dafa newoon taalibeem ya, yéen suma géttu gu ndaw gi bu leen ragal ndege neex na seen Baay mu may leen nguuram. jaay leen li ngeen am sarax ko miskin yi, wut leen nafa yu dul yàqu ak alal yu dul jeex ca àjjana, fu sàcc dul dugg te max du fa yàq dara. ndaxte fa sa alal nekk foofa la sa xol féete itam. takku leen bu dëgër te tal leen seeni niitu, niru leen ak ñu di xaar seen borom bu war a ñëw jóge céet, ndax su dikkee fëgg bunt bi ñu ubbil ko. bare nañu muur surga yi seen borom fekk ñu yeewu ba mu dikkee. dëgg-dëgg maa leen ko wax, moom ci boppam dina summi ay yéreem dugg ci waañ wi toog loo leen te indil leen ku ci nekk li muy lekk.
bu dikkee ci xaaju guddi te mu fekk leen ñu bañ a nelaw ñoo ko bare mburu xam ngeen ne su borom kër xamee wan waxtu la sàcckat bi di dikk dina yeewu te du bàyyi ñu bëtt maraaju këram yéen itam yeewu leen ndege doomu nit ki dina ñëw waxtu wu ngeen xamul booba Pierre ne ko borom bi ndax ñun ngay waxal léeb bile am ñépp borom bi tontu ko ne kan mooy jëwriñ bu takku te teey bi njaatige di dénk ay surgaam ngir mu jox leen bu waxtu wa jotee seen wàll dund bare na muur jëwriñ boobu boromam fekk mu di góorgóorlu dëgg-dëgg maa leen ko wax dina ko may sañ-sañ ci alalam jépp wante su beneen jëwriñ waxee ci boppam suma borom du gaaw a ñëw te mu tàmbalee dóor surga yu góor yi ak yu jigéen yi di lekk ak a naan ba màndi boromam dina dellu si bés bu mu ko seenuwul ci waxtu wu mu xamul te dina dàkk booba jëwriñ bu bon boobule yemale ko ak yéefar yi surga bu xam la ko boromam sant te jàngalul dara deful lañu ko sant dinañu ko dóor bu metti waaye kaka xamuloon te ñu waroon koo dóor ndax jëfinam tuuti rekk lañu koy dóor ku ñu sedd lu bare dinañu ko laaj lu bare ku ñu dénk lu bare dinañu ko laaj lu ko ëpp baatum borom bi sumay mbokk yi keroog ci suñu njàngale mi bay nañu suñu xel ci ñaari mbir maanaam benn mbirum gëm gi jaarale ko ci bataaxal bi Pape François yónnee waa jàngu bi mbokk yi ni ma leen ko waxe woon ci émission bi weesu bëgg nañu leen a gunge ci ñaanuk Yeesu gi la prière à Jésus jéego jéego sottil nañu leen ñaan googu ci làkki réew mi nii lañu leen ko wone turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amiin borom bi Yeesu Kirista doomu yàlla yërëm ma man mi di bàkkaarkat borom bi Yeesu Kirista doomu yàlla yërëm ma man mi di bàkkaarkat borom bi Yeesu Kirista doomu yàlla yërëm ma o yaaloxe Yeesu Kirista o ɓiiroo yirmaam mi fee o paabakat o yaaloxe Yeesu Kirista o ɓiiroo yirmaam mi fee o paabakat o yaaloxe Yeesu Kirista o ɓiiroo yirmaam mi fee o paabakat Yeesu Kristu e jugu abukuna siyambati Jemb seen ñime juba
Yesu Kristu aju abukuna siembachi. Jamp sel ngina juba. Yesu Kristu aju abukuna siembachi. Jamp sel ngina juba. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem dor de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem dor de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem dor de mim, pecador. Atau Yesu Krista, anyola temit, ujukerom di boteni, njao fora. Atau Yesu Krista, anyola temit, ujukerom di boteni, nje awofora. Atau Yesu Krista, anyola temit, ujukerom di boteni, nje awofora. yaakaar nañu ne ku nekk jàpp nga ñaanuk Yeesu gii ba pare ci làkk wi ko gënal. waaw jàpp nga ko ba mokkal ko mën ko ñaanal sa bopp waxtu mu mën a doon guddeeg bëccëg. teg nañu bët ci baati ñaan gii ràññee nañu ci ñaari wàll. maanaam wàll wu jiitu wi di ñeenti tur yi borom bi Yeesu Krista doomu yàlla ak ñaareelu wàll wi di baat yuñ koy ñaanee yërëm ma man mi di bàkkaarkat. keroog xool nañu ci téere ñaareelu kóllëre ga dans le Nouveau Testament ñaata yoon la ci ñeenti tur yooyu feeñ. Yeesu Jésus di tur bi ñu gën a miin feeñ na ci 923 fois juróom ñeenti téeméeri yoon ak ñaar fukk ak ñett. ñaareelu tur bi feeñ ci suñu ñaan moo di Krista bi le Christ 540 fois la feeñ ci Nouveau Testament bi juróomi téeméeri yoon ak ñeent fukk. ñeenteelu tur bi moo di borom bi daanaka 550 fois lañu koy gis ci Nouveau Testament bi juróomi téeméeri yoon ak juróom fukk. ñeenteelu tur wi moo di doomu yàlla ji fils de Dieu 49 fois ñeent fukki yoon ak juróom ñeent. turu doom rekk ngir tegtal Yeesu ñu doomu yàlla 243 fois lañ koy wax ci Nouveau Testament bi ñaari téeméeri yoon ak ñeent fukk ak ñett. gannaaw bu ñu xoolee benn par benn ñaata yoon la tur yooyu feeñ ci Nouveau Testament bi mën nañoo laajte tey ñan ñoo leen boole ci benn baat. ngir tontu ci laaj boobu suñuy maamati maam ci ngëm ràññatle nañu ñetti seede yu am solo Paul mu sell mi Sang mu sell mi ak Pierre mu sell mi. ku mujj kii moo di ki Yeesu tànn mu jiitee jàngoo maanaam pape bu jiitu bi. Paul mu sell mi di apôtre bi borom bi Yeesu tànn ca yoonu Damas ngir siiwal xibaaram bu neex bi ña dul yawur l'apôtre des gentils. Sang mu sell mi di apôtre ba Yeesu soppoon te mu jàppe woon Yeesu ni xaritu benn bakkanam. ñaari apôtre yu mujj yi Paul ak Sang gëstu nañu lu yàgg ci mbirum Yeesu loolu tax seen seede wóor xóot te diis. ci ban baat la Paul mu sell mi boole ñaar ci ñeenti tur yi ñuy wax ci ñaanuk Yeesu gi. ca bataaxal ba mu njëkk a bind waa Korent fukkeelu xaaj ak ñaar verset 3 la Paul ne kenn mënula wax
Yeesu moo di borom bi su la ko xel mu sell mi mayul. ci yéene ngëmam gu xóot gi la Paul boole ñaari tur yi Yeesu ak borom bi. wax na ne ci leeraay ak dooley xel mu sell mi rekk nga leen mën a boole. ñaareelu seede si yéene ngëmam jaarale ko ci boole bi mu boole Yeesu ak yeneen ñaari turam yi moo di sang mu sell mi. ci bataaxal bi mu jëkk a bind ca juróomelu xaaj verset bu jiitu bi wax na ne képp ku gëm ne Yeesu mooy Krista bi kooku juddoo na dëgg ci Yàlla. ak ci ñeenteelu xaaj bi verset 15 mu ne ku yéene ne Yeesu mooy doomu Yàlla Yàlla ngi ci yow te yow it yaa ngi ci Yàlla. ñetteelu seede ci yéene ngëmam moo di Pierre mu sell mi. bi Yeesu laajte apôtaryam ca dëkku Césarée bu Philippe ne leen yéen ci seen bopp kan ngeen foog ne moom laa. Simon Pierre jëkko tontu ne ko yaa di Krista ji doomu Yàlla ji di dund. ñett ñu mag ñi ci suñu maamati ngëm seede nañu ci lu wóor ne mën nañoo boole ñeenti turi ñaanu ko Yeesu gi. gis ngeen sumay mbokk yi suñu waxee ci suñu ñaan borom bi Yeesu Krista doomu Yàlla nañu xam ne ñu ngi topp ci tànki ñetti apôtar yi gën a am solo ci suñu diine chrétienne. bu ñu am xel ñaar ci di topp seeni tànk. bég leen ci borom bi yéen ñi jub yéen ñi gore yéen a yeloo cant sant leen borom bi ci kooraa bi xalama leen ko ci sitaar bu am fukki buum woyal leen ko woy wu bees ak seen mën-mën bépp màggal leen xewte gi waaw baatu borom bi dafa jub
dafa takku ci lépp lu muy def dëgg ak njubte rekk la bëgg suuf si fees na ak cofeelam borom bi dafa wax asamaan yi daldi bindu ci ëfu gémmiñam jaww ji daldi nekk mooy dajale mooy téye ndoxi géej yi géej yu mag yi dafa leen ber denc leen na suuf si sépp jaamu borom bi ñi dëkk ci àddina si nañu lox ci kanamam moom wax na te li mu wax am mu yebal te la mu àtte bindu daaneel na li xeeti tëraloon te tas li mbootaay yi xelowoon a def li borom bi dogal du deñ mukk bëgg-bëggi xolam dañuy sax jamono aka bare muur xeet wu seete yàlla ni boromam bare na muur mbooloo mi yàlla tànn ni nonoom borom baa ngi tollu ca kaw asamaan di seppali mu ngi gis bépp doomu aadama dale ko dëkkuwaayam borom bee ngi sëppu waa àddina si sépp moom mi bind xolu ku nekk xam na bu baax seeni jëf yépp muccuk buur ajuwul ci xareem ndamal xarekat bi du ci dooleem ab naxe la ngir ki teg ndamam ci kaw fas yi ab xare du maye mucc gi yàlla ngi sàmb ñi ko ragal ñi wekk seen yaakaar ci cofeelam ndax musal leen ca deega te sàmm seeni fan ci jamono bekoor suñu fit a ngi xaar borom bi moo di suñu ndimbal ak suñu yirukaay suñu mbégteem xool ci moom la jóge suñu kóolutee ngi ci turam wu sell wi borom bi na sa cofeel nekk ci ñun nu ñu defee suñu yaakaar ci yow. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes.
Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que des cheveux pour la victoire. Une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. mbokk yi keroog ci émission bi weesu tëb nañu suñu njàngale mi jëm ci bataaxal bi Pape François bind ngir xelal ñu ci mbirum gëm gi Lumen Fidei la ko tuddee leeruk ngëm gi la lumière de la foi yiw la ci ñun ñu mën cee gëstu lu tolloog suñu émission àggoon nañu ci ñeenteelu article bi booboo ngi ci tarjumaan bi dans l'introduction ci wàll wi Pape bi may tur wi une lumière à redécouvrir ak leer goo xam ne nemeku waat ko jàmp na gannaaw bu ñu yëgee ca émission yalay weesu ni suñu waa jamono ak seen jikkoy rëy lu bere ngëm ak sagos nit ba duggal ñu ci nekkinu jaxasoo te lëndëm jàmpoon na ñu nemmekuwaat leeruk ngëm gi woote Pape bangoogu
pareguñu woon ak ñeenteelu article bi desoon na tuuti lu jiitu dinañu leen tënkal liñ ci jot a xam ak nànd ba pare leeruk ngëm gi am na melokaan wu mu amee moom dong maanaam mën naa leeral dunduk doomu aadama gépp ndaxte dafa ñuy indil ay tont ci laaj yu xóot te yaatu yi jëm ci suñu cosaan suñu mujj ak li tax ñuy dund leeruk ngëm gi dafa bawoo fu weesu sunu xelum nit waaw ci yàlla la fekk baax ndaxte yàlla mooy ubbi waxtaan wi di ci boole bépp doomu aadama. C'est Dieu qui ouvre la danse li mu nu sopp moo tax ci genn wet ngëm gaa ngi jóge ca jamono ja woon ni leer gi fàttali cosaanam di dunduk Yeesu waa Nasaret mi nu sopp ba ca deewu croix ba ci geneen wet li Krista bi dekkaliku di ñu xiir ak a jàlle ca weneen wala deega moo tax ngëm gi doon leer gu jóge ca ëllëg ga di nu ubbil lu sore sore fu bët mënula àgg waxees nañu ne un présent sans passé est un présent sans avenir ñàkk cosaan ñàkk ëllëg kon ñun aji gëm yi di chrétien ci genn wet dañu geestu xool fu sore ca jamono ya weesu ba nemmeeku suñu cosaalu ngëm di kenn une personne Yeesu wa Nasaret bu ko defee suñu cosaanul ngëm du benn téere Yeesu mësuñoo bind benn baat moom ci boppam moo di baatum yàlla mi ci geneen wet ñu ngi xool jëmale ko ca wetu ëllëg ga ba nemmeeku menn Yeesu Krista mi dekkaliku di ñu woo ak a xiir fi moom ca weneen wala déega keroog pap bi mujje naa wax lii noonu leer na ci ñun ne ngëm gi dëkkul ci lëndëm waaye moo di leer ngir dàq suñuy lëndëm ci baat yi des ci article 4 pap bi dafay leeralati ngëm gi ni leer jaarale ko ci ab baatu Dante Alighieri waa Italie di bindkat ci téereem bi siiw bu mu tuddee Commedia Divina la ko jële foofu Dante dafay nettali géntam ci biir gént boobu tase na ak Wirsil ca àll bu lëndëm Wirsil di waa Rom ab taalifkat bu mag a mag ca xarnu bu jiitu balaa Yeesu kooku woo Dante ci gént bi ñu di tukki fa weneen wala deega ca Barsak Dante topp ko ñu dugg safara l'enfer inferno ca làkku Itali fa ñuy gis lu ñaawa ñaaw ñu jaar ca laraaf ji purgatorio di setalukaay le purgatoire ba àgg ca buntu àjjana di paradiso foofu la Wirsil bàyyee Dante dénk ko Beatrice ab kercen bu taaru te lewet koo koy gunge Dante ba ci biir àjjana waaye ci bunt bi tase nañoo Pierre mu sell mi léegi mën nañu dabaat baat yi ci pap bi bind
ci ñeenteelu article bi mu ne gannaaw ba mu yéene ngëmam ci kanamu Pierre mu sell mi Dante ca téereem La Divine Comédie dafay firndeel ngëm gi ni aw ferñeent wuy tawiku doon tàkk-tàkk buy dund di melax ci suma biir ni bidéew di melaxe ci jaww ji ci tubaab. Après avoir confessé sa foi devant Saint-Pierre, Dante la décrit dans la Divine Comédie comme une étincelle qui se dilate, devient flamme vive et brille en moi comme brille l'étoile aux cieux. ngir nànd ak a jàpp bu baax ni Dante yëgee ngëm gi nañu teg bët ci li mu wax baatoo baat mu ne ngëm gi dafa mel ni aw ferñeent wi taawiku une étincelle qui se dilate nañu fàttaliku apotaria ci l'évangile bi ba ñu taseek Yeesu ni Dante taseek Pierre mu sell mi ca buntu aljana nemmeeku nañu ni seen ngëm néewee ni aw ferñeent comme une petite étincelle rekk waaye seen ñaan borom bi yokkal suñu ngëm sawarloo na leen ba def leen ay seede ci Yeesu tigi seen ngëm a ngi doon yokku ni aw ferñeent wi taawiku baatu Dante bi Pape François méngaleel leeruk ngëm gi dafa ci yokk màndargaam tàkk-tàkk buy dund ci sunu biir xol mu ne ferñeent wu tuuti une petite étincelle dafay doon tàkk-tàkk buy dund di melax ci suma biir ni safara su tuuti di màgge yokku siiw ba laal lépp lu muy taseel noonu la ngëm gi di gënee laal ak a taal sunu jëmm jépp mbokk yi gannaaw yenn baati article 4 yi ñeme nañoo wax ne xelmati nañu leer gi di ànd ak ngëm waaye xelmati ko rekk doyul ngir jàpp yiwu ngëm gi war nañu ci bàyyi xel lu yàgg di ci rabat ak gëstu du benn du ñaar du ñetti yoon waaye ay yooni yoon noonu benn waxtaan bi jëm ci ngëm lu tollook jamonoy koor gi doyul lekk ak naan benn yoon ci am at du la dimbali bés bu nekk nga war a lekk ak naan. C'est la raison pour laquelle pape bi bind bataaxal bi di Lumen Fidei ndax chrétien yu yàgg ya bàyyi nañu seen xel ci mbirum gëm nanu déglu baatam bu mujj bi ci ñeenteelu article bi mu ne lu jëm ci leeru ngëm gi sax laa bëggoon a wax ndax mu màgg ngir leeral jamono ji ñu nekk ba doon aw biddéew bi di wone suñu yoon fu sore ci jamono joo xam ne doomu aadama gën naa soxla leer ci tubaab. C'est justement de cette lumière de la foi que je voudrais parler, afin qu'elle grandisse pour éclairer le présent jusqu'à devenir une étoile qui montre les horizons de notre chemin, en un temps où l'homme a particulièrement besoin de la lumière. mbokk yi léegi mën nanoo jublu ci juróomeelu article bi fii pape bi dina firi lu tax ab pape war ak mën a bind bataaxal bu muy yónnee jàngu bi bépp dafay seeti fu sore ca suñu cosaanul diine ba fa Yeesu Krista moom mi sos ak doxal jàngoom sas na Pierre mu sell mi
sasu jiite mbootaayug jàngu bi rawatina ci fànnu ngëm. nii la ko pap bi firee. lu jiitu coonoom borom bi wóoraloon na Pierre ne ñaanal naa la ndax sa ngëm bañ a yokki. gannaaw loolu mu laaj ko muy feddali moromam yi ci genn ngëm gi. ci tubaab. Avant sa passion, le Seigneur assurait à Pierre: j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Puis, il lui a demandé d'affermir ses frères dans cette même foi. suma mbokk yi lu tollook ay xarnu paap yi yépp daanañu jóg di doxal ay jëf wala bind ay bataaxal ngir feddali ngëmu waa jàngu bi. suñu paap bawoon Benoît fukk ak juróom benneel bi yëgoon na sas woowu bu baax. nañu xool li mu doxal ci atam mu mujj mi te Pape François di ñu ko fàttali naan: Benoît fukk ak juróom benneel mi xamoon sas woowu borom bi dénk kay wuutu Pierre bëggoon na tegtal ak a yéene atum gëm mi ni jamono yiw. ci tubaab, conscient de la tâche confiée au successeur de Pierre, Benoît XVI a voulu proclamer cette année de la foi un temps de grâce. buñ ko seetloo bu baax war nañoo nangu ne atum gëm moomu yiw yu bare lañu indil. Pape François jéem na leen a tënk ci yenn baat mu ne: jamono yiw jooju di atum gëm gi dafa nuy dimbali. benn, ñu di yëg mbégte mu rëy mi ànd ak ngëm. ñaar, ñu di nemmekuwaat ak ay gët yu bees yaatuwaayu gis-gis yi ngëm gi di ubbi. ci tubaab, le temps de grâce de l'année de la foi nous aide 1. à expérimenter la grande joie de croire. 2. à raviver la perception de l'ampleur des horizons que la foi entr'ouvre. dëgg la, gëm dafa ñuy bànneexuloo ndaxte dafay ubbi sunuy bët ba nu gis lu weesu sunu àddina su yem te nite. au lieu nu toog ci lëndëmuk benn bunkeer ñàkk xam fu ñu cosaanoo, fu ñu jëm ak lu tax nuy dund, ngëm dafa ñuy ubbil sunuy bët ñuy xelmati fu sore sore di seenu kenn. wéetunu ci suñu cosaan, ci sunu àddina si ak ci sunu ëllëg. lu doon jubluwaayu atum gëm moomu? ngir lan la ko Pape Benoît sàkke? Pape François nee na: atum gëm gi dimbali nañu ndax ñu yéene suñu ngëm ci li mu doon genn te mët, te ñu takku di fàttaliku borom bi ñuy taxawoo teewaayam jaarale ko ci jëfu xel mu sell mi. ci tubaab, l'année de la foi nous a aidés afin de confesser dans son unité la foi et son intégrité, fidèles à la mémoire du Seigneur, soutenus par sa présence et par l'action de l'Esprit Saint. gannaaw fàttali bi Pape François fàttali njëriñu atum ngëm gi, dafa ñu yóbbu ba fa suñuy maamati maam ci ngëm, kerceen yu jiitu ya, ndaxte seen ngëm dëgëroon na ba ñu ñeme jébbale seen bakkan ngëmu kerceen gi aste weddi ko. nanu déglu seedes pape bi mu ne:
chrétien yu jiitu ya xamoon nañu bu wóor ne ngëm guddi xool ak jublu ci Krista bi ak ci doole yiwam dafay màggloo ak mëtal dund gi ca lañu daan jëlee seen cawarte ngir mottali seen sas. Ci tubaab, la conviction d'une foi qui rend la vie grande et pleine, centrée sur le Christ et sur la force de sa grâce, animait la mission des premiers chrétiens. boole na ci benn seede, un témoignage, maanaam seedes Hiérax mu sell mi, doomu Terensius ak Newonila ca ñaareelu xarnu. waajuram ya joxe nañu seen bakkan ngir seen ngëm. seen doom Hiérax dina leen topp. nii la pape bi nettalee seede soosu. mu ne ca téereb jëfi martir ya mën nanoo jàng waxtaan wi amoon diggantey préfet bu Rome tudd Rusticus ak chrétien ba tudd Hiérax. kooka di àttekat ba laaj ka nara doon martir, ana say waajur? kooku tontu ne, sunu baay buy dëgg mooy Krista bi te sunu yaay adi ngëm gi ci moom. Ci tubaab, dans les actes des martyrs, nous lisons ce dialogue entre le préfet romain Rusticus et le chrétien Hiérax. Où sont tes parents? Demanda le juge au martyr et celui-ci répondit, notre vrai père est le Christ et notre mère la foi en lui. jaarale ko ci bataaxal bii di Lumen Fidei, pape bi bëgg na ñu di nemmekuwaat suñu yaay jooju, maanaam suñu ngëm. li ñu gën di xam suñu yaay gën di yëg nu mu ñuy màggloo topp di ñu màgglooti saa su ne. nii la pape bi di wéyale sunuy seedes maamaati maam. mu ne ca chrétien yooya ngëm gi di taseek yàlla jiy dund te feeñu ci Krista bi moo di ab yaay, ndaxte dafa leen àggali ba ca leer ga di jur ci ñoom dund gi jóge ci yàlla, dund gu bees, gis-gis bu di leeral seen àddina. ba mu ko defee pare woon nañoo seedeel gis-gisu ngëm boobu ca kanamu ñépp ba ca mujj ga. ci tubaab, pour ces chrétiens, la foi en tant que rencontre avec le Dieu vivant manifesté dans le Christ est une mère parce qu'elle les faisait venir à la lumière, engendrer en eux la vie divine, une nouvelle expérience, une vision lumineuse de l'existence pour laquelle on était prêt à rendre un témoignage public jusqu'au bout. ngir sa yaay di nga joxe sa bakkan noonu la it ngir sa ngëm ci Yeesu Krista borom bi, ndaxte ngëm gi ci moom moo di sa yaay ji la jur ci dund gu bees gi weesu suñuy appi àddina si. di nga joxe sa bakkan ngir moom. mbokk yi, yoon wi di ñëw di Nous
sumay mbokk yi ñuy seetaan ci mujjuk émission bi bëggoon na waxaat ndigal li ñu Farawa Assisi mu sell mi wax ci mujjuk woyam wa mu màggale Yàlla jaarale ko ci bindeef yi son cantique des créatures mu ne sant leen te màggal suma borom gërëm leen ko te jaamu ko njaamu lu ànd ak suufelu gu réy. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Mbokk yi nañu suufelu di fàtte sunu bopp ngir mën a surgawu borom bi moo yelloon ndam lu nekk ci jàmm.